bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad bin muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin ahli tariqatil faa'izin ar-rabihin amma ba'd. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu siwaat ci kon yeggale fi ñu yemoon ci kanzul awwal ci al-kunuzul ashara bu sayyid al-imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani. yegsi nañ maanaam ci awaalimul insaan maanaam mooy àdduna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci doomu aadama àdduna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci doomu aadama gisoon nañu ne am na àdduna bu ñuy wax lan yaram gisoon nañ beneen àdduna bu ñuy wax lan xol gisoon nañ beneen àdduna bu ñuy wax lan nafs ak ban ruux ak lan gisul bi ñu am na beneen lan yan lañ tudd yan lañ dimagum waaw xol ak bakkan waaw mu des am na leneen lan am na fu ñu am ñun ci ban lañ génn ci ban lañ génn le cœur mooy xol loolu gis nañ ko am na beneen bu ñu jege lool non am na bu ñu jege boo xamante ne mooy tax ñuy waxtaan nii mooy tax ñuy waxtaan su ma waxee nga comprendre li may wax lan ah non xel voilà voilà xel l'intellect après wax gis nañ tamit al-aqlu sami mooy l'intellect suprême te moom mooy ci xol la ne loolu lañ doon voilà que d'ailleurs ci loolu lañ nekkoon boobu muy gudd nag boobu nag moo guddoon voilà maintenant gis nañ tamit rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk entre ruux bakkan yaram ak maanaam xol ak tamit dee lan mooy dee voilà gisoon nañ tamit luy dee waaw donc et que dee voilà ak tamit ci wàllu yaram ci wàllu xel mais kon yaram day dee ak xel ak xol ñoom dañuy dee mais ruux du dee day dem ci boromam day dem ci cosaanam boromam subhaanahu wa ta'aala et que bakkat moom day mos dee voilà day mos dee après mu continuer waat nekk ci beneen dund voilà léegi nag ñuy gis 8e point bi benn kii bu am solo bii tamit partie bu gudd lay doon insha allah mais c'est très important borom mooy aalamul xayal moom la ñuy wax aalamul xayaal monde aalam mooy monde àdduna yi alxayaal xayaal mooy janeer maanaam mooy la fiction wala imaginal le monde imaginal kii la nag boo xam ne àdduna la boo xam ne maanaam dafa am xam-xam yu ci aju yoo xam ne il faut que nit ki mënul nekk dëgg-dëgg maanaam mënul nekk nandite maanaam ñu nandite ci wàllu borom maanaam mooy aarif billah sans mu nekk c'est-à-dire un connaissant
par Allah lu dul mu nekk koo xam ne day comprendre alamul xayal da koy xam ba pare da koy maîtriser parce que alamul xayal mooy alamul barzax dañ koy wax tam alamul barzax. Barzax c'est l'isme, l'intermédiaire, le monde intermédiaire. Voilà. Donc toute chose boo xamante ne dafa nekk intermédiaire entre ñaari mbir loolu la ñuy wax barzax. Voilà, comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee ni nit ni mu nekkee intermédiaire entre monde animal bi mais aussi ak monde céleste bi. waaw nit intermédiaire la parce que day am caractéristique ñaari caractéristiques yëpp bu ñu xoolee grain bi le grain ni mu nekk intermédiaire entre garab ak fruit bi entre garab bi ak fruit bi muy jiwu bi et que donc aussi intermédiaire la entre la vie et la mort en même temps le grain parce que le grain là en tant que tel mënoo ni mu ngi dund mais mënoo ni dafa dee. Voilà donc tout dépend ci exploitation bi ñu ko def hein voilà comme ni nga xamante ne noonu la barzax maanaam am na lu ñuy wax barzax maanaam nit ñi bu ñu deewee fi ñuy dem ni mu nekk entre àdduna ak àllaxira la tombe voilà xam nga la tombe ci àdduna la bokk maanaam bu ñu gasee dañuy gis fii ci suuf la ne bàmmeel et pourtant maanaam ci àdduna la bokk et pourtant ci àllaaxira la bokk am c'est-à-dire que donc bokkul fenn ci ñoom ñaar intermédiaire la waaw moo tax il faut que comme ker ak jant ker gi ak jant bi ak tàngoor bi ker bi ak naaj bi am na benn ligne intermédiaire bu ci nekk entre ñun mbindeef yépp ak yàlla am na intermédiaire muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne maanaam kooku noonu il faut mu bañ a nekk benn xam nga pour nga mën nekk intermédiaire boobu il faut nga bañ a bokk ci benn ci ñaari caractéristiques yi c'est-à-dire que nga bañ a nekk lenn totalement il faut nga nekk lenn nga yor caractéristique yenn ci caractéristique bi yor yenn ci caractéristique bu bee bu ko defee nga mën a nekk intermédiaire waaw voilà comme la marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun laa yabghiyaan comme ni ko Alxuraan di wax ñaari géej yi gis nga bu ñu dawee di daje maanaam l'eau salée ak eau douce ñoom ñaar bu ñu dajee ndox ñaari ndox yooyu bii dafa sax xorom bii dafa ñoom ñaar am na fu ñuy dajee ci benn barzakh benn isme donc benn médiane intermédiaire boo xamante ne foofu la ñu nekk loolu moom mooy àdduna moo tax ñu ko barzax maanaam léegi nag barzakh xoolal par exemple entre sa idée ak expression yi il y a les mots qui sont l'intermédiaire mooy voilà entre man tey fi mu toll man ak yéen sama wax bi intermédiaire bi dox sama diggante ak yéen maanaam man sens bi nekk ci man pour ma transmettre ko ngeen dégg ko il y a les mots donc qui sont voilà c'est-à-dire que donc toute chose donc c'est le monde, c'est le monde le plus vaste, le monde des intermédiaires, le monde l'isme voilà ah les barrières waaw moo tax léegi nag dañ koy wax dafa am ay tur yu bari am na tur yu ñu tuddee dañuy wax alam lu ñuy wax xayal c'est-à-dire que wala l'existence là bon pour revenir ci intermédiaire l'existence ñun suñu existence dafa nekk intermédiaire entre li nga xamante ne dafa war c'est-à-dire que li nga xam ne obligatoirement dafa war am le nécessaire ak li nga xamante ne moom mooy l'impossible mooy voilà mooy al-muhal ñun suñu existence dafa nekk entre les deux mooy la possibilité voilà l'éventualité tout simplement voilà donc ki nga xamante ne moom mooy moo tax borom subhaanahu wa ta'ala le monde intermédiaire pourquoi c'est le monde le plus vaste mooy dafa am lu ñu tuddee xadara yi dafa am
lu ñuy wax al adam mooy le néant foofu rien dara mënul jóge foofu di exister loolu mën na nekk wala lu ñuy al muhaal xadaratul muhaal mooy l'impossibilité toute chose qui est impossible dégg nga lépp lu impossible donc du mën a nekk du mën a am mu am xadara bi nga xamante ne xadaratul wujub la wala al waajibaat mooy yi nga xamante ne dañoo war c'est-à-dire que yooyu c'est impossible mu bañ a am comme yàlla c'est impossible mu bañ a am avec tous ses attributs et noms c'est impossible kon mu bañ a am loolu léegi mu am ci diggante bi li nga xamante ne et que tout c'est-à-dire que voilà il faut ñu comprendre dara maanaam mooy xam-xamu yàlla tout est dedans l'impossible et l'impossible hein lu munul ne mu ngi ci xam-xam le possible mais aussi le nécessaire li nga xamante ne dafa war a am faw lay am mooy lu ñuy wax waajib maa nga xamante ne ak ñàkk amam manta ne loolu day nekk ci xam-xam yàlla mais aussi li nga xamante ne éventualité yépp la day nekk ci xam-xam yàlla et que li nga xamante ne moom mooy muy naan mustahil la yi impossible itam dafa nekk ci xam-xam yàlla d'ailleurs yàlla daf koy xam ba pare xam ana naka xam loolu su amoon maanaam li nga xam ne mënta am su amoon naka lay amee waaw ànd ak ni mënta am voilà su amoon naka lay amee voilà ak lan moo ci suivre comme conséquence loolu ci biir xam-xam bii nii mooy xam-xam alamul barzax yeneen yi alayhi salaatu wassalaam doon nañ ci borom bi subhaanahu wa ta'ala xam-xam boobu waaw xoolal alxuraan bi naan wala ruddu la aadu limaa nuhuu anhu innahum lakaadibuun xam nga bu gaa yi naan yàlla delloo si waat ñu àdduna bu ñu nekkee sawara àdduna tukki na gaa yi jël nañ leen àtt nañ leen yóbbu nañ leen sawara ñu naan delloo ñu ci àdduna xam nga loolu mënatu la ne mais yàlla nee na pourtant bu ma leen génnewul delloowaat leen danañu delluwaat ca lañu nekkoon ànd ak ne loolu mënta ne mais yàlla nee na bu amoon xam naa na muy demee maanaam mooy dañuy delluwaat ca lañ nekkoon ak law kaana fiihimaa aalihatan illa allaah la fasadataa maanaam bu fekkonte ne beneen yàlla bu bokkut ak yàlla am na xam nga ànd ak loolu dafa impossible totalement beneen yàlla bu bokkut ak yàlla existé loolu dafa impossible totalement ànd ak loolu yëpp mu ne su amoon kon fii ci ko moom dañuy yàq moo fi am donc c'est-à-dire que donc moom dafa xam même li nga xamante ne dafa impossible ba pare xam ne loolu impossible su amoon naka nan lay amee ak lan mooy conséquence yi voilà nit yàlla bu yeneen ci alayhi salaam dañoo doon mooy ilmu ma lam yakun law kaana kayfa kaana loolu dafa am xam-xam bu tudd noonu ci ñoom maanaam xam-xamu loo xamante ne manta ne waaye nag bu nekkoon naka lay nekke wala waaw lu nekkut naka lay nekke xoolal fii ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne law ne law ta'lamuna ma alimtu la bakaytum kasiran wala dahaktum qalilan soo leen xamoon li ma xam ànd ak loolu mënu ne te nekkut tamit ñun xamuñu lu yent bi saa xam mu ne waaye soo leen xamoon li ma xam mu ne kon di ngeen di jooy lu bari te di ngeen di reelu tuuti xam nga loolu ànd ak ne xam nga mënuñoo toog naan waaw mais yent bi nan la xamee ni looloo xew bu ñu ko waaw ànd ak ne pourtant voilà voilà nag law mooy xadis yooyu tàmbalee la alimu ma voilà comme bu newoon boo leen xamoon li nekk ci nodd ak ci sàppe bu njëkk bi kon da ngeen di jiitu voilà da ngeen di njëkkat ak yooyu noonu ànd ak ne xam na ni ñun xamuñu ko te mënuñu ko xam loolu moo tax dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne moom doo koo xam yàlla xamal ko mais du ko xam ne mais ànd ak loolu yëpp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam na loolu bu amoon nan lay nekk yéen nit yàlla yi tamit dañuy am loolu dañuy xam loolu dañ naan lii bu xewoon lii mooy xew
voilà am na xam-xam bu tudd noonu ci ñoom mais loolu yëpp c'est parce que dafa dugg ci cadre lii ma lay wax ni maanaam mooy dafa am kon mustahil li nga xam ne dafa impossible am li nga xamante ne dafa war mu am beneen xadara boo xamante ne xadara bu yaatu la moom tamit mu tudd xadaratul imkaan xadaratu maanaam la xadara de l'éventualité de la possibilité foofu nag la yàlla di génnee mbindeef yi donc mbindeef yi l'existence génnewul ci xadaratu wujub génnewul ci xadaratul muhal génnewul ci xadara nécessité yi obligation yi génnewul ci xadara fan impossibilité yi mais ci xadara éventualité yi la génne possibilité yi mbindee fi foofu lañ génne foofu la leen yàlla bindee ce qui fait que day génne foofu lu ko neex génne fii lu ko neex wala mu baxal lu ko neex c'est-à-dire que dara possible que mu exister ko maanaam yàlla amal ko loolu am na maintenant le fait que mu génne ko ci ñàkk am indi ko ci am loolu tamit beneen affaire la coobareem la mais ci xadara boobu lañu exister mais xadara boobu barzax la c'est-à-dire que barrière la isme la intermédiaire la entre li impossible ak li li nécessaire li possible li nga xam ne dafa war a mën a ne voilà donc loolu yépp ci voilà léegi dañ koy tuddee kon alamul barzax dañ koy tuddee tamit alamul xayal voilà xayal parce que tout simplement xelu nit parfois maanaam xelu kese du fa dem parce que ay mbir la yoo xamante ne xelu nit munu ko saisir donc c'est la fiction c'est l'imaginaire et que aussi ay monde lañ yoo xamante ne monde yu existante la monde yu réel lañ mais monde la boo xamante ne ñu bari xamuñu existence am maanaam seul awliya yi seul wali yàlla yi ñoo xam existence am donc voilà et que monde boobu am na dañ koy tamit alamul misaal parce que mooy le monde des symboles parce que nit ki buy gént bu duggee en fait buy nelaw suy nelaw xolam day dugg ci àdduna boobu léegi su duggee ci àdduna boobu selon état de pureté ruuxam day gis monde boobu li fa xew et que mu mën ko jël interpréter ko fii donc selon état de pureté ruuxam voilà et que parfois daf koy gis exactement comme ni mu nekk parfois mu gis ko par des symboles foofu donc loolu moo tax ñu koy tuddee alamul misaal donc le monde des symboles et que nit kuy nelaw ku ne ñun ñëpp xam nañ loolu maanaam jarul kenn di wax ne waaye man gént naa mës naa gént parce que tout le monde l'a fait le rêve et que voilà et que noonu voilà mu am beneen affaire bu ñu koy tuddee tamit alamul maani adduna yi le monde des sens lu tax parce que monde boobu yi nga xamante ne dañoo abstrait dañuy am foofu des formes concrètes ci adduna boobu lépp loo xamante ne fii nii comme yi nga xamante ne moom mooy ay fulla ay jom fayda mbaax bëgg yooyu nga xamante ne ce sont des choses abstraites góorgóorlu ay xeet yooyu noonu voilà les jours ak yu mel noonu xam les jours fii dañu am forme abstraite boo xam ne dañ koy concrétiser par ay tours yu ñu ciy teg yooyu nga xamante ne dañu am toutes des formes abstraites fii foofu dañ fa am ay formes concrètes yu palpable ci àdduna boobu et que àdduna boo xam ne li ci bokk na ci li ci yéeme mooy àdduna boo xam ne tàqalikowul ak suñu àdduna ñun c'est-à-dire que on est en contact ce qui veut dire que il y a que le dévoilement c'est-à-dire que il suffit que ñuy ôter le voile nga gis ne nga gis àdduna boobu ngay jëflanteeg àdduna boobu voilà il suffit que voile bi dañ rek ngay jëflanteeg àdduna boobu et pourtant en étant dans ce monde là mais loolu insha allah bu ñu gisee chapitre ki bi maanaam partie bi li ci nekk insha allah amaan na voile yu bari dina dañ voilà voile yu bari dina ôter wu ba nga xamante ne dinañ mën di dund voilà kii ak monde boobu insha allah donc léegi nag loolu lay wax mu ne kon léegi mu ne
aalamul xayaal mu ne aalamul xayaal àdduna boobu ñuy xayaal huwa moom aalamun àdduna la boo xam ne xaqiiqi bu dëgg la fii bu dëggu la bu am la fii nafsi yi ci jëmmi boppam woo te moom maxal mooy bërëbu zuhuru feeñu waaye kullu maxal lépp loo xamante ne dafa manta ne maanaam maxal mooy li nga xamante ne dafa impossible maanaam yi nga xamante ne ñoom dañoo impossible ci xel fii foofu noonu dañ fa exister réellement donc c'est l'endroit de l'apparition ou de la manifestation des choses impossibles ah. Il y a du gaz. Ah d'accord dégg nga kon lépp loo xam ne dafa impossible bi xiilati ci pexe wala ci jumtuwaay ak al aqal xel wa quyud wa bi quyudihi ak ci ay tënkam maanaam kon mënut yi nga xamante ne ñoom la xel di mënutee parce que xel dañ ko mënutee dañ ko restreindre ci ay cas ci ay mbir moo xamante ne noonu rek la mën a comprendre mënu comprendre leneen loolu moom moo tax aalamul xayaal xel mënu am accès ci loolu wa zalika te loolu bu ñu lay jox exemple aalamul xayaal dañ naan mis la dafa mel ne amira mooy kilifu maanaam buur bu jigéen donc une reine une princesse voilà plutôt une princesse ahabat boo xamante ne dafa bëgg faqiran waaju ndóol waajoo xamante ne c'est un pauvre un vrai mooy pauvre au vrai sens du terme un vrai pauvre waa ji léegi donc la princesse est tombée amoureuse de voilà d'un pauvre voilà de la rue quoi léegi fala tastati'u léegi du ñu mën antawa adahu ci mu joxanteeg moom rendez-vous fii qasriha ci palais bi donc palais bi bu ñu fa daje c'est impossible wala tastati'u te moom mënta dem antazhaba muy dem ila yi ci moom fii ko kaw xii ci néegu ñaxam maanaam moom mënu koo def tam fekk ko ci néegu ñaxam gaz donc comment elle va faire fatawaadahu mu joxanteeg moom rendez-vous maanaam mu dig daje mu joxanteeg moom dig daje mu rendez-vous fii makaanin ci bërëb boo xam te ne wasatin bu diggante la bu diggu dóomu la baynal makaanin ni diggante ñaari bërëb yi donc ñu tase dans un lieu intermédiaire voilà bu ko defee fa taxlaa mu simmi malabisal amiraati maanaam yéeri principauté maanaam le fait que mu nekk ren yéeri yooyu noonu léegi da koy simmi parce que mënul sol yooyu yéeri di ñëw di taseeg waaje wa tadhabu moom tamit mu dem ndaw si dem ilay yi ci moom mu taxaffiyatan di aju nëbbatu buy dem aussi di seeti ji waajooju il faut mu nëbbatu mënul dem tamit feeñ ni comme par exemple buñ jël comme reine d'Angleterre ni tey bu fekkonte ne daa tombé amoureuse ak kan un pauvre bi nga xamante ne benn néegu ñax la am par exemple ci dëkk àll yi par exemple fekk buy dem maanaam moom du ko mën invité ci palais bi mais moom du dem mën ko fekk foofu bu ñu daje ci lieu boo xam ne intermédiaire la aussi moom buy dem du sol ñëw sol kii couronne bi sol yére reine ak yooyu day gën a day sol lu gën a sobre tuuti wa tadhabu dégg nga wa yalbasu moom it waa ji tamit day sol huwa moom ajmaluma li gën a rafet li nga xam ne indahu ne na fa moom mina siyaab ci yére moom daal du mën a sol sax yére yu kii mais li gën a rafet ci yére yi mu yor lay sol donte dégg nga kay bu ko defee yakunu mu nekk mutaxaffiyan di aji làq di aji nëbbatu moom tamit ay daan ba tey maanaam moom tamit de ce fait daf koy permettre mu mën a dissimuler wu par rapport ak masse pauvre yi mu nekkal wa fi hadha al makan ci bërëb boobu nag yax dafu ci lay xewe baynahuma seen diggante jam'un ak daje c'est-à-dire une union wa fanaa ak jeex ku ne jeex maanaam mooy extinction annihilation léegi kon falaa yéer léegi bu boobaa ndaw si dootul nekkati amiratul princesse dootu ko nekkati ren walla huwa waa ji tamit dootu nekkati faqirul ob ndóol ñoom ñaar léegi kenn dootu nekkati dootu yor ci sa statut mais
union day daal di am et que kenn ku ci nekk da ngay rejoindre maanaam ñoom dañuy nekk ci benn kii bu commun en fait statut commun la ñuy am benn genre statu quo bu ñuy retrouver wu ci seen statut yi nga xam ne moom lañu yoroon avant donc sifaatuha ay meloom moom ndaw si bu boobaa min sifaatu yi day nekk ci day bokk ci melooy waa ji wa sifaatu yi ay meloom moom waa ji min sifaatuha day bokk ci melooy ndaw si fa iza raja'at bu delloo nag al amiratu maanaam princesse bu delloowaate nag buuru ilal qasr ca palais ba wal faqiiru pauvre bi ilaa kawxi ci néegu ñaxam ndóol fal amiratu bu boobaa nag princesse bi amiratu day dellu nekk princesse wal faqiiru ndóol bi aji ndóol bi pauvre bi faqiir mu ca nekk ndóol nekk pauvre fa alamul xayal nag léegi nag àdduna boobu nga xam ne mooy alamul xayal huwa moom mooy zalikal makaan mooy bërëb boobu alwasat bu diggu dóomu bi donc c'est le monde intermédiaire bi nga xamante ne kenn ku ci nekk da ngay jóge ci fi nga nekk ngeen daje ci benn monde intermédiaire xaytu fi nga xamante ne yetta say dana yaatu li yetta jàllaa bu ko defee mu mën a feeñu alxaq buur yàlla biy dëgg wata nazulaat yi ak ay wàcc descente yi nga xamante ne moom lay def wàcc yi nga xam ne moom lay wàcc bi sifaati ibaadi yi ci ay meloy jaamam ce qui veut dire que ni yàlla léegi dootul yorati melo maanaam buy wàcc day def descente voilà voilà entre deux kii voilà c'est-à-dire que donc entre les mi koy waxate sax c'est-à-dire que donc buy wàcc day wàcc ba nga xamante ne parce que su wàccul ba foofu noonu du mën a feeñu jaam yi ci du leen mën a du mën a manifester wu ci melo yi maanaam yoo xamante ne ay meloy jaam yi la comme ren bi rek bu wàccul woon ba ci niveau boobu du mën a yor quelques caractéristiques du pauvre et que pauvre bi su yéegul tuuti du mën a yor quelques caractéristiques de la reine et que ñoom ñaar ñu mën a dajaloo boole voilà fii tamit yàlla noonu la c'est-à-dire que dafa am ay caractéristiques yu mu yor yoo xamante ne ay melo yoo xamante ne moom la am il faut pas que c'est-à-dire que yàlla avec tout avec le fait que mu transcender lépp mu nekk koo xamante ne nit ki mënu ko imaginer xelam mun ci àgg parce que yàlla loolu la mel xelu nit ki mënu ci atteindre et cetera ak yooyu yëpp maintenant pour mu xamal ñu boppam dafay def ay redescente waaw day jóge ci niveau am def une descente pour se manifester voilà mais suy manifester wu ci jaam bi il faut mu manifester wu ci moom loo xam ne jaam bi xam na à peu près lan la maanaam il faut jaam bi capable xam ne lii lay tekki comme par exemple bu ñu naan yàlla dafa baax il faut que jaam bi xam lan mooy baax c'est-à-dire que il faut mu créer quelque chose ci jaam bi lu tudd baax et que jaam bi wala yërmande ce qui fait que bu ñu naan yàlla dafa yërmande mu mën a am à peu près benn idée voilà et que mu bañ a nekk rek loo xamante ne du am benn sens ci boppam mais loolu en réalité yàlla dafa il est au-dessus de tout cela comme niñ ko gisee woon ci itlaq absolu voilà il est au-dessus de tout cela mais il faut que pour mu wax ñu maanaam pour ñun ñu mën a am benn idée ci moom il faut que mu ñuy wan voilà que ni day noot day voilà dafa yaatu yërmande dafa baax dafa tabe des généreux et cetera mais c'est parce que ça ce sont des caractères aussi ñun yu ñu am yoo xamante ne daf ko bind ci ñun donc ñun il faut que moom moo ñu évoluer en fait pour qu'on ait à peu près ñu mën a xam à peu près loolu lan lay teg ñu wutul ko sens ba pare léegi nag ñu ne voilà gis nga loolu voilà yàlla voilà c'est-à-dire que ñu mën ko renvoyer mais que buñ ko waxee ci moom ak buñ ko waxee ci ñun mënul nekk benn. donc le sens n'est pas pareil mais que loolu descente la bu yàlla def c'est une descente bu yàlla def pour yor suñu caractéristiques mais am na yeneen caractéristiques yu gën a évoluer loolu am na yeneen caractéristiques yoo xamante ne ñoom ñoo gën a inimaginable ci yàlla yooyu xam naa après insha allah moom la ñu kii maanaam mais caractéristiques yooyu yàlla ni muy defee redescente pour mën a jël maanaam nga xam ne nit ki mënul imaginer yàlla dana mel noonu
xelam rek mënu ko may mais que yàlla moom moo ko informé ni loolu am na waaw xam nga ñoom foofu après ñu julli ba pare bismillah alhamdulillah salaatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon fi ñu yemoon kon moom mooy ne kon alamul xayaat mooy diggante place boobu nga xamante ne àdduna boobu diggu doomu boobu nga xamante ne dafa yaatuwaay boo xam ne mën na contenir ay manifestation borom bi subhaanahu wa ta'ala ay apparition maanaam feeñu waayam ak ay wàccoon lu ñuy tanazzulaat moom le fait que muy am une descente voilà à mi-rencontre voilà mi-rencontre entre moom ak mbindeefam yi maanaam ci ay meloom nga xam ne day jël ay meloom mbindeef yi mais aussi affaire bi du yom foofu kese mais que mbindeef yi aussi dañuy jël ay meloom moom yàlla donc mooy àdduna boobu nga xamante ne mi-rencontre daf ci am léegi mu leen di énumérer donc benn par benn wala mu ne axbara xabaara na moom buur yàlla ta'ala aji kay am na fii ci boppam ala lisaani ci làmmiñu rasuul yi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam am na woon naka moom kat yeta bashbashu ne day am ak mbir ci cawarte maanaam mooy benn enthousiasme bu muy am ci ay xew-xew te xam nga loolu souvent te loolu xam ne ni nit moo koy am maanaam mbindeef fi ñoom ñooy am caractéristique yooyu voilà yii muy tudd nii ay caractéristiques la yoo xamante ne maanaam ci yàlla ci nekk-nekkam dafa impossible ci moom mais sauf que ci tajalliyaatam moom ci wàcc gi muy wàcc ak tanazzulaatam yi nga xam ne moom lay def ci la koy defee ci alamul xayal loolu tax mu mën possible c'est-à-dire que sans ce milieu là maanaam sans endroit boobu nga xamante ne mi-rencontre daf cee mën a nekk donc muy maanaam kon yii yëpp manifestation yi yëpp du mën a nekk aussi voilà manifestation yi yëpp du mën nekk ndax yàlla day nekk yàlla jaam bi nekk jaam bi mu am benn gap bu mag seen diggante boo xamante ne comme kenn yorul say caractéristique morom parce que caractéristique u jaam déjà première bi moom mooy dafa bari ay mbir yoo xamante ne dafa impossible ci yàlla te jaam moom loolu dafa essentiel ci moom mooy par exemple mooy le fait que mu nekk rek koo xamante ne dafa mumkin la maanaam dafa contingent dafa éventuel dafa possible loolu dafa impossible ci yàlla waajib la c'est-à-dire que nécessité la existence am maanaam xel mënul nangu yàlla bañ a exister loolu xel mënu koo nangu effectivement xelu seen xel gàtt ñoo koy concevoir mais xel bu raisonner rek du mën a nangu yàlla bañ a ne nit ki noonu jaam dafa am ay caractéristiques yu essentielles ci moom lu demee nekk ak doyadi ak ñàkk ak réer ak matadi te loolu dafa impossible ci yàlla donc par leur essence yàlla ak jaamam ñoom ñaar mënuñu nekk benn maanaam mënuñoo nuroo c'est impossible sauf que loolu moo tax xel mënu koo yanu mais que yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala alquran su ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yàlla wax ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wasallam boobaa dañuy mën a d'accord ci ne loolu existe na mais loolu mi ngi amee ci aalamul xayal donc ci àdduna boobu nga xamante ne donc mi-rencontre moom moo fa am mooy barzax aalamul barzax mooy le monde de l'isme wala le monde des mondes les mondes intermédiaires donc foofu la affaire yooyu mën nekkee léegi mu ne kon ca warte googu loolu ci note ba mu ne rawaa sol na al-Hakim imam al-Hakim rahmatullah wa saxaahu te wéral na ko ngam na Maaja imam Ibn Maaja wa Ahmad ibn Hanbal wa Xuzaymata may naka mooy imaamul a'imma wa at-Tayaalisi Tayaalisi mooy Abu Dawud voilà Abu Dawud at-Tayaalisi bokkut ak as-Sijistaani voilà
walla ñoom génération 2 générations avant c'est-à-dire que moom sëriñu ñoom seen sëriñ lañ boroom musnad la moom tamit. an Abi Hurayra jël sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne maa tawattana maanaam du dëkki rajulun aw góor muslimun di jullit almasajida dëkki maanaam jàkka yi li salaat ñeel julli wa zikr ak zikar maanaam buñ ñëwee rek ngir teer si rek illaa lu dul yatabashbashu da koy teeru allah bur yàlla woo ñëw ko maanaam da koy teeru ànd ak enthousiasme ak engouement kama kem ni nga xam ne yatabashbashu noonu lay teeroo ganale maanaam teeru ganale ànd ak engouement ak enthousiasme ahlul ghaibi ñoñu aji fàddu ji bi ghaibim ci seen ñe fàddu iza qadima bu jublu ali bu dëgmale alayhim ci ñoom maanaam tey ki nga xamante ne dafay dem ci jàkka yi ngir dem di julli di kii maanaam di def loolu lu dul saa yu koy def rek borom subhaanahu wa taala day daal di kontaan ci moom teeru ko ànd ak enthousiasme ak engouement bu mat comme ni nga xamante ne tey ku dëkk ku jugee maanaam nit tey buñ seen kër par exemple bu fekkente ne nit ki daa tukki bu yàgg bay ñëw ci ñoom gis nga ni ñuy kontaane bu yegsee voilà loolu mooy borom bi noonu lay mel ak ki nga xam ne moom moo nekk mooy ñëw ci jàkka yi ngir di julli wala muy sikar loolu xam nga donc gis nga xam nga loolu caractéristique la boo xamante ne ci xel dafa impossible ci yàlla. Pourquoi? Parce que tout simplement maanaam ñun ni ñuy xamee enthousiasme ak kii boobu engouement boobu mbégte boobu noonu surprise moo koy waral effet de surprise moo ko waral te yàlla dara du ko surprendre ak tamit effet wu lii xew na te sama xel nekku ci woon wala lii xew na ak mu ko bëggoon waaye vraiment yàlla dikk na daal maanaam mënuma ko woon defal sama bopp loolu muy indi xeetu maanaam teeru gu neex googu ak enthousiasme boobu nga xamante ne accolade ba kii nangam kontaan ñëw ganale yooyu moo ko indi alors que yàlla moom ci jëmmi boppam mooy dogal mbir mi kon loolu noonu sens bi muy yor maanaam kon mbir la moo xamante ne sens bi muy yor réalité mbir moom ci alamul xayal lay xewe parce que loolu maanaam kon donc loolu du loo xamante ne meloo la bu caractéristique très caractéristique teel wala bu essentiel ci yàlla mais que ci tajalliyaat yi rek la bokk ak ci tanazulaat yi c'est-à-dire que mi rencontre boobu muy def wàcc descente boobu muy def ak manifestation boobu muy def ci loolu la bokk. mu ne wa axbara xabaarana ta'ala mu buur yàlla an nafsi ci boppam ba tey ci mbiru boppam ala lisaani ci làmminu rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi annahu nekk moom yadhaku day ree ree xam nga lan mooy ree ree pour mu mën a ne ree tout le temps kii la li ñuy wax infial la maanaam lu ñu subir la reetaan yooyu yëpp dañ leen di subir ree mer kontaan yooyu yëpp dañ leen di subir c'est-à-dire que ay actes ñooy dajaloo am effet ci nit ki moo tax yooyu surgir ci nit ki maanaam exister et puis reetaan pour mu mën a nekk il faut que kii ree am ay bëñ wala ay maanaam am gémmiñ am et cetera maanaam am donc une forme physique boo xamante ne reetaan bi mën nay surgir ci moom à partir de sa forme physique te loolu xam nañ dafa impossible ci yàlla mais yàlla par ses descentes donc par ses manifestations loolu da koy def voilà donc loolu moo tax
monde boobu donc c'est quelque chose boo xam ne de réel la lu yàlla di def lu réel la mais que par ses descentes par sa descente par ses manifestations donc par ses mi-rencontres avec ses créatures mais du par son essence parce que par son essence loolu dafa impossible voilà loolu gisoon nañu ko ci biñ tollee itlaq ak taqyid ne itlaq yi moom mooy donc essence moom moo am itlaq et que sifaat yi asma wa sifaat yi tax ci taqyid la bokk moo tax buntu boobu noonu moom mooy laytaayu mboolem yenn buntu yi ci téere bi voilà léegi mu ne ci nodd bata mu ne al ahadis allati yi nga xam ne axbarana xabaarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an daxkillaay ci reetaan ak yàlla ta'ala aji kaw ji fiihaa ci moom kasiratun yu bari la minha bokk na ci benn rawal Bukhari imam Abu Muslim imam Bukhari Muslim solo nañ fi Sahih ma ci seen Sahih rahmatullahi alayhi wa Malik imam Malik ci Muwatta rahmatullahi wa Nasa'i imam an-Nasa'i wa Ibn Hibban wa Hakim wa Sa'id ibn Mansur wa Abdurrazzaq wal Bayhaqi fi sunan ci sunan yi ñoom wal Humaydi wa Ibn Khuzaymah fi tawhid ci tawhid an Abi Hurayra jël ci Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla di sallallahu alayhi wasallam qaala nee na yadhaku dana reetaan Allah bur yàlla ila rajulayni jëm ci ñaari góor yaqtul boo xam ne rey nag ahaduma kenn ki al axar keneen ki maanaam ñaari gaa yoo xam ne kenn ki dafa rey keneen ki yàlla reetaan leen kilaahuma ndax ñaar ñëpp yadxul lay dugg aljannata àjjana yuqaatilu ndax dafa xeex fi sabil hada kii ku njëkk ki maanaam kii ñu njëkk rek dafa xeex fi sabilillah ci yoonu yàlla fa yuqtal ñu rey ko suma topp yatuubu mu tuubal allahu bur yàlla alal qaatili ci ki aji rey gi maanaam aji rey gi yàlla xiirtal ko mu tuub dugg ci lislaam fa yuqaatilu moom it mu daal di xeex ci yoonu yàlla encore fa yastashhadu wala fa yastashhadu ñu daal di koy def martyr moom tamit donc ñoom ñaar ñëpp léegi yàlla reetaan nañu moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi ci xadis yu mel nii sharh bi mu koy sharh mooy xadis bi ci Fathul Bari dafay wax ju am solo mu ne daxika loolu rek moom reetaan go mais le fait que mu ne ilaa mooy wane ne du reetaanu kese waaw daxika ilaa mooy wane ne du reetaanu kese mais forme d'acte la boo xamante ne maanaam day wane yërmandeeg yàlla ak ñeewanteem ak mbaaxam jëme ci ñoom voilà mais aw wàllu yàlla yu mag yi ñoom awliya al kibaar ñi nga xam ne xam nañu àdduna bii ñuy nekk di waxtaane mooy alamul xayal ñoom ni ñu ko gisee mooy ne affaire la bu réel c'est-à-dire que reetaan bu réel la mais sauf que manifestation la ak descente la boo xamante ne dafa am xam nga ci àdduna boobu noonu ñuy tuddee alamul xayal dégg nga wa axraja solo na tamit imam Ahmad wa Ibn Maaja wal Bayhaqi fi al-asmaa wa sifaat téere bu al-asmaa wa sifaat an Abi Sa'iid mooy al-Xudri radiyallahu anhu sayyidina Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu an nabi jël ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mu ne salaasatun ñett ngi nii yadhaku dana reetaan Allah bur yàlla ilayhim jëm ci ñoom al-qawm ay nit ñoo xam ne mooy nit ñi iza staffu bu ñu defee sàppe li salaat ngir julli wal qawm ak ay gaa yi nit ñi iza staffu bu ñu defee sàppe lil qitaal li xitaalal ngir xeex ak almushrikiina ngir xeex ak almushrikiina yéeféer yi way maanaam way bokkaale yi wa rajulun ak waay joo xam ne yaqumu day taxaw ila salaati di jëm ci julli fii jaw fi layli ci digg guddi gi ñett ñi yàlla daf leen di ree maanaam donc day am benn sourire bu mu leen di tànk bu mu leen di adressé ngir kontaan ci ñoom wala ngir wala wax ñoo xeetu yërmande maanaam loolu mooy maanaam loolu lenn la ci maanaa yi nga xamante ne loolu mooy côté ta'wil bi voilà comme ni ñu ko xamee loolu gis nañ ko gisaat xeetu ta'wil ak tafwid bi voilà différence bi ak loolu noonu amaan na peut-être que jarul ñu ci taxaw gu ëpp wax ji noonu
dégg nga donc yooyu manifestation la kon voilà wa axraja solo na tamit Abdurrazzaq wa Ahmad ak imam Ahmad wa Abd ibn Humayd wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Daraqutni fi ru'ya ci téeram boobu muy ar-ru'ya wal Bayhaqi imam al-Bayhaqi fi al-asma' wa sifat rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu fi hadithin akhar ci hadith akhar ki mujj ci ahli naar ñooñu sawara duxulan dugg aljanna di koy dugg aljanna te aljanna ki mujj ci waa safara buy génn safara war a dugg aljanna hadith boobu noonu qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa yaqulu danaan yaa rabbi ay yow sama borom ay yow borom bi laa taj'alnii bul ma def ashqa xalqika ki gën a texee di ci sa mbindeef fala yazaalu du dañ nag yad'u muy woo di ñaan allah bur yàlla hatta mbete yadhaka allah yàlla reetaan fa iza dahaka bu reetaane allah bur yàlla minhu ci moom nag azina da koy day wax la koo ñeel ko maanaam day joxe ndigal loo ñeel ko bi duxuli ci mu dugg fii haa ci àjjana dégg moom ay duxul jannat maanaam moo dugg àjjana c'est-à-dire que kon yàlla da koy reetaan bu ko reetaanee rek day toog di ñaan yàlla yàlla rek reetaan ko bu ko reetaanee rek daal ne waa léegi jox naa la digal ko dugg àjjana nag donc loolu yëpp dafa bokk ci tanazzulaat yi yàlla wàcc gi muy wàcc descente voilà tanazzulaat tey buñ ko doon gam-gam rek xale buñ ko doon wax ci ñun nuñ ko mën a comprendre ci gàttal xool tey xale yi bu may wax ak ñoom xale yi du ma wax ak moom langage bi may waxee ak yéen parce que du ko comprendre on est d'accord mais su may wax ak moom déjà sama voix dama koy adapté du ma utiliser même voix bi comme voix bu grave bi du ma ko utiliser par rapport ak moom su may wax ak moom donc dama koy adapté wàcce ko ba pare terme yi may utiliser tamit dama koy adapté damay wàcc pour mën tolloog moom niveau pour mën ko expliquer li ma bëgg a expliquer li ma ko bëgg a expliquer pour mën a wax ak moom li ma ko bëgg a wax voilà parfois sax mu utiliser ay termes yoo xamante ne du sax langue bu ñu xam ñun ñii mais xam naa ne moom bu ma ko waxee maanaam bu ma utiliser terme boobu moom dina comprendre voilà voilà donc loolu comme ni ñu waxoon ne yenn type saa noonu la defoon ak Seydina Hasan wala Husayn bu ñu jëlee tàndarmay sarax si bi mu ñëwee mu daal di koy jël sex yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël baaraamam dugal ko ci gémmiñ gi ne ko kax voilà innahu la yahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad gis nga sallallahu alayhi wasallam voilà xam nga loolu voilà voilà terme la yoo xamante ne voilà donc ay forme la voilà yoo xamante ne moom loolu la xam voilà wala xale bi moom langage bi ma xam comme tey par exemple su may wax ak koo xamante ne dafa tëx ku tëx su may wax ak moom il faut que du ma wax comme nii parce que du comprendre donc il faut que ma def benn redescente wala benn descente c'est-à-dire que ma def benn mi-rencontre ak moom voilà pour mën a wax ak moom def ay signes yoo xamante ne mën naa cee junj ne lii ma bëgg a wax lii la wala et cetera voilà borom bi nag subhaanahu wa ta'ala day doxale noonu ak mbindeefam yi mais loolu su koy def dafa am benn àdduna bu mu créé spécialement di fa def loolu boobu àdduna ñu tuddee alamul xayal dégg nga mu ne wa axbara tamit xabaare na ta'ala aji kawe ji an nafsi yi ci boppam ci mbiri boppam annahu naka moom yastahzi'u day yëjj maanaam sa mokkee na xam nga loolu yëfi ku matadi la di kokkali nit ñi di leen di mokkewu ci ñoom loolu ku matadee koy def alors que yàlla donc te yàlla lépp lu matadi dafa impossible ci moom mais borom bi subhaanahu wa ta'ala ci tanazzulaatam yooyu donc ci redescente yi muy def mi rencontre yi muy def ak mbindeef yi daf ciy yéej comme ni nga xam ne noonu la alquran wax ne ci suratul baqara aaya 15 mu ne allah bur yàlla yastahzi'u mooy aji yéej bihim ci ñoom wa yamudduhum te dina tàllal leen
yokk leen fii tughyaanihim ci seen mbewte moo tax bànn leen ca ya'mahuuna ñuy déng-déng ñu gëlëm ñu nekk ci ngëlëmte étourdi xamatuñ ci lu ñu nekk naafeq lay wax. wa axbara xabaara na moom borom bi ba tey wa ta'ala aji kaw ci an nafsi ci mbir boppam ànd na nekk moom yamkuru day tërali pexe mooy ruse tëral pexe ruse xam nga ruse ku koy def mooy kan mooy ki nga xam ne xam na ni nii maanaam bu ko defee ci kanamu nit ki complètement ci kanamu ki mu koy def sans mu tëral pexe moomu waa ji da koy découvrir et que su ko découvrir pour mbir mi mën a nekk li mu bëgg maanaam fin am wala objectif am du ko mën a atteindre loolu moo tax ruse ay pexe du koy tëral ah du ko tendre un piège faire pexe yooyu. te comme borom subhaanahu wa ta'ala moom xabaare na nag moom day tëral pexe donc loolu tamit yépp ci xayal boobu la amee léegi mu ne wa makaru ñu ngay tëral pexe wa makarat tëral na pexe allah bur yàlla maa fekk yàlla moom tëral na pexe wallaahu bur yàlla xayru moo gën ci almaakiriina ñiy tëral pexe yépp maanaam moo dàq tëral pexe ñépp. voilà sourate Al Imran aya 54 niki noonu ci sourate Anfal aya 30 mu ne wa iz fàttalikul bi nga xam ne yamkuru ma ngay tëral pexe bi ka ci yow alladina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo wedd liis bi tukki ngir ñu saxal la fenn maanaam mooy bi gaa yi daanu nat woo boobu donc voilà comment nan lañ ko tuddee woon keroog am nu ñu ko tuddee woon de waaw ci saxiifa bi am na lu ñu ko tuddee woon daanu na da wax conseil de sécurité voilà le conseil de sécurité dañu daje ne voilà ne voilà léegi ça gis nga de ñoom yàgg nañ tëral pexe de gis nga gars yi lu gis nga finalement niñ mujj def ne bon écoutez ni ñuy def mooy dañ koy wutal pexe boo xam te ne une bonne fois pour toutes dañuy pare ci moom man dañuy pare ci yente bi sallallahu alayhi wasallam yéefir noonu la ñu waxoon léegi Iblis ñëw fekke ci ko keroog Iblis da koo jaral parce que réunion boobu dafa am solo ci moom ba nga xam ne daf koo jaral mu déplacé wu en personne maanaam yor forme bi mais man benn forme pas aussi xam nga pas yoo gisaan ñu ne dama bëggoon dama yëg seen xew-xew bi seen réunion bu am solo bi moo tax mu ñëwoon pour fekke ñu ne ko non mais yow c'est que xamuñu la kii la foo dëgg mu ne man naj de laa jóge et puis ku importe ku kii laa foofu nangam wax daal ba gaa yi bàyyi fu mu dugg mais daal vraiment yaakaar naa ne mën naa leen dolli xel ko bi ñu duggee am ku jóg ne yent bi kat sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko war a def mooy dañ ko war a assiéger fenn genre résidence surveillée léegi nga xam ne dootul génnati maanaam prison boo xam te ne dañ koy fatt après rek di ko sànni léeg-léeg lu muy dundee ci kaw rek mais dañuy fatt lépp fi mu nekk maanaam néeg bi ñu koy dugal mu ne Iblis ne man li ma naqar rek mooy dina rëcc parce que loolu boo leen ko defee gars yi dañuy dem wuti ji doole feneen ñëw génne ko après ñeneen ñi ne keneen ñëw ne kon nañ ko génn dëkk bi mu ne mu yuuxooti ne li ma naqar rek mooy dana rëcc boobu pexe jubut dana rëcc rek ndax bu génnee day dem wuti ji doole feneen après bu ñëwee da leen di noot après nag ci la Abu Jahl tëral wax maanaam idée bu kii bi ne léegi ni ñuy def mooy dañuy fexe ba comme tribu yu nekk fii yépp kër famille yépp dañ leen di wutal jaasi wala épée wala yu mel noonu ñu ñëw kenn ku ci nekk ñu ñëw ci kanamu yent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko fi mu tëdd ñoom ñépp ñu jamandoo ko ce qui veut dire que waa famille yam ñoom bu ñu bëggee fayu du ñu xam ci ku ñuy fayu bu ñu laajee rançon ñu dajale suñu rançon jox ko après mais on aura réglé le problème quoi voilà léegi bi ñu waxee loolu Iblis ne ok idée bii moo baax léegi nag moom la Alxuraan di junj fii voilà naan wa is fàttalikul bi nga xamante ne yamkuru ma ngay tëral pexe bi kal ci yow alladina
ci gaa yi nga xam ne kafaru danoo wet lii fi di ko ngir ñu saxal la maanaam ñu tëj la ci kaso wala résidence surveillée noonu aw wala boog yàqtulu ko ñu rey la aw wala boog yu xëy joo ko ñu génne la dëkk bi wayamkuru na ñu ngay tëral pexe wayamkuru fekk tëral na pexe allahu bur yàlla wallaahu bur yàlla xayrul maakirin mooy gën ji moo dàq tëral pexe bi voilà suratul anfal aya 30 borom bi xabaare na tam mu ne wa annahu tega borom subhanahu wa ta'ala aji kaw istawa yemoo na alal arsh ci arash maanaam établir na ci kaw arash installé wu na ci arash arash mooy trône loolu tamit dafa bokk ci ci alamul xayaal maanaam loolu noonu fee boobu attribut boobu dafa bokk ci alamul xayaal c'est-à-dire que le monde intermédiaire mis rencontre le monde imaginal de la fiction foofu la borom bi subhaanahu wa ta'ala agir ci situation boobu voilà def loolu maanaam yemoo ci arasham mais du comme nii dafa nekk benn jëmm physique bu toog ci kaw arash c'est-à-dire que yii ñuy wax yëpp du ne yàlla da ko def par son naissance déedéet ay manifestation la ak ay descente donc il faut ñu comprendre aspect boobu dégg nga donc suratul Araf donc borom subhanahu wa ta'ala wax suratul Araf ay 54 ak suratul Yunus ay 3 wala waaw mu ne inna li wér wóor mooy rabbakum sawun seen borom allah mooy buur yàlla alladhi mi nga xam ne xalaqa mu bind as-samawati as-samawati wal arda suuf si fi sittati ayyamin ci juróom benn fan summa topp istawa yi mu yemoo alal arsh ci arsh mu yemoo ci kaw arsh yooyu bu ñu paree yi insha allah dinañ def benn résumé voilà parce que il faut yaakaar naa il faut ñu def résumé ci notion bii nii maanaam notion yi yëpp ñuy wax fokk ñu def ci résumé boo xamante ne dañu ci expliquer naka la ko maanaam boroom xam-xam yi maanaam wala bokk xeet bi c'est-à-dire la communauté nan lañ comprendre textes yi de manière générale avec divergence yi am ci ñi juum ak ci ñi jàpp dëgg gi ci ñi juum ak ci ñi jàpp dëgg gi ak ci biir ñi jàpp dëgg gi ñoom seen niveau naka la wute bii niveau nag mooy bi gën a kawe en fait mooy bii nit ñuy wax c'est le niveau le plus haut le suprême en fait le top le summum bi nga xamante ne mooy niveau nitu yàlla yi ñoom nii lañ koy comprendre rek dañuy jël wax ji ñu bàyyi ko ni mu nekk ñu d'accord ci ne nii la demee exactement sans ñu changer ci dara mais ñoom dañuy comprendre que ni du par son naissance la ko yàlla di defee mais par ses manifestations et ses descentes donc la am la yii yépp di xewe bii mooy niveau boobu mooy bi gën a kawe donc yow façon bii nii soo mënee arrivé à concevoir ko parce que tamit dafa voilà soo mënee arrivé à concevoir même say perception mën a am accès ci lii c'est parce que comprendre que ni am na voile yu bari yu denc ci yow tamit en même temps et que ni jarul ngay attardé wu ci yeneen explication yi parce que bii moom mooy le summum mooy aussi bi nga xamante ne moom mooy bi gën a wér te mooy bi gën a jub yépp voilà parce que bii moom mooy boobu akaabiru aarifina yi ñoom ñoo comprendre loolu voilà ñoo comprendre affaire boobu noonu notion boobu c'est-à-dire que yii yépp borom subhaanahu wa ta'ala li mu def mooy ne yii yépp daf koy def ay manifestation wam lañ ay descente yu mu def la comme li ma la wax ci descente maanaam par rapport ak booy exprimer wu ak keneen koo xamante ne seen niveau dafa wuute lool ni ngay wàcc ba ci moom voilà xale bu tuuti bi nga xamante ne gis nga booy xoolal sooy nax xale buy jooy nga di ko nax ni nga koy defee noonu ak yi mots yi ngay wax ak léeg-léeg ngay utiliser sax terme yoo xam ne amul saa ay wala animaux yi waaw du dëgg animaux yi sooy wax ak ñoom da ngay def descente c'est-à-dire que da ngay wàcc ba ci seen niveau pour mën exprimer ak ñoom pour mën a voilà borom subhaanahu wa ta'ala dafa def descente boobu pour wax ak ñun
ci alamul xayal manifesté wu ak ces attributs là voilà donc du son essence moo koy def mais c'est ses manifestations. Il y a une différence entre l'essence divine et ses manifestations à travers ses noms et attributs. C'est-à-dire que loolu soo comprendre rek c'est parce que vraiment comprendre nga question yi yépp li nga xamante ne moom moo ci war li nga ci war a jàpp comprendre nga ko et de la manière la plus parfaite. Voilà et que aussi c'est parce que aussi voile yu bari dañ nañ parce que borom subhaanahu wa ta'aala dafa na la dévoilement bu mat ci côté boobu voilà. dégg nga borom subhaanahu wa ta'aala ne Allahu bur yàlla alladhi mooy nga xam ne rafa'a mooy yëkkati as-samaawaati asamaan bi ghayri amadin ci lu amul kenn tarawnahaa boo leen di gis maanaam amul pilier buy téye asamaan si bu ñuy gis. Donc buñ dul gis am na waaye buñ dul gis am na mais bu ñuy gis amul yàlla moo téye asamaan si sans pilier bu ñuy gis su ma topp istawa mu yemoo ala arsh ci arsh ci kaw arsh mooy sootu Ra'd ñaareelu aay bi ba ci des mooy sootu Taaha juróomeelu aay bi mooy ar-Rahmaan buur yàlla ala arsh bi ma buur yàlla bi aji fees dellu yërmande ala arsh ci kaw arsh istawa ci la yemoo voilà c'est-à-dire que bii tamit exemple la donc ci borom xam nga entre Allah ak ar-Rahman ni ñuy mën a remplacer parce que yàlla Allah mooy turu yàlla bi gën a mag mais bu zahir voilà c'est-à-dire que donc soo demee ba comprendre sens Allah c'est parce que comprendre nga turu yàlla bi gën a mag mais que bu zahir parce que am na bu baatin am na beneen bu baatin boobu moo gën a fort encore en fait parce que boobu dafa dugg ci intimité voilà dafa dugg ci intimité et profond le tréfond voilà le tréfond ak voilà léegi cependant le tréfond. Non, mais c'est quoi le nom? Ah non. Le nom, c'est le nom, c'est le grand nom, le suprême. Mais c'est quoi? Eh bien ça se dit pas. Même si je le savais, ça ne se dit pas. Voilà, même si. Voilà, je le savais. Voilà. Donc, d'ailleurs c'est un nom ñu bari dañ foog ne xam nañ ko mais xamuñu ko c'est un nom qui est réservé qu'à une élite mais ñu tuuti ci aqtaab bi ak mafatih ko comme donc du tur bu comme ni ko gaa yi fooge ne tur la buy taxawaalu ci mbedd mi ñu bari xam ko déedéet voilà. Voilà du kii c'est un nom confiné dissimulé très voilà borom bi def ci fiir parce que xoolal tur boobu de toute façon ku ko xam di nga xam ne xam nga ko parce que ku ko xamul rek war ngaa xam tamit ne xamu ko pourquoi parce que c'est un nom boo xam ne yéeféer maanaam le mécréant su taxawoon ci kaw place bi gën a ñàkk bi gën a sobewu ci biir foos par exemple tudd tur boobu ne yàlla na adduna bi tukki léegi adduna bi day tukki léegi parce que loo ci laaj yàlla da koy def ci saa si mais donc ce nom mais vraiment ku sa maas gu ñàkk solo gi sax xam nañ ne vraiment buñ ko yoree dinañ xam ne lii ñu yor lu mag la dinañ xam ne ñoom yor nañ ko voilà mais yow loolu yow mu leer na ni li nga yor melul noonu nga bëgg a gëmloo sa bopp que ni yow non mais attendez voilà
parce que ñu bari tamit ahamun bi la ñuy xam rek foog ne xam nañ ismu bu mag bi wax na la ahamun a ni nii nag daal ki daal bu ci waxtaan ak kenn ndax mooy tur bu mag bi ñu foog ne yor na te d'ailleurs loolu même ci caractéristique bu façon tur boobu mu nekk caractéristique boobu rek mooy forme bi gën a bi gën a superficielle ci forme tur boobu déjà waxuma laa nag nga bëgg a jàpp ne mooy tur yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm ak yeneen voilà donc comme ni moo laa naa ki da nekk waaw xam ne waa ji dafa ñëw benn kii seen benn en tout cas xaw ma en tout cas ku ñu doon soit dañu bokkoon classe wala yooyu daal ndaw si moo leen wax ne leen sans papa sëriñ bu mag la borom xam-xam kii nit ci yàlla bu mag la kii nangam nañ de nga gis ko mu ànd fa ak nag day sànn suñu moom ñu daal dem fa bu ñu fa demee say paa bi ne leen je connais ismul lajami al azam la wax ismul la je connais ismul lajami mais y a Latifou j'en fais beaucoup par jour hein oui j'en fais 2000 voilà après nag bon mais nag ñoom nag apprécier nañ paa bi parce que paa bi il était ouvert par rapport ak ñoom et puis que da leen doon voilà quoi dafa serviable par rapport ak ñoom et puis tamit bon voilà quoi am na da ngay gis ne daal borom yéenu bu sell la quoi voilà mais bon après ils se sont dit que genre yooyu nag dañoo bari quoi voilà genre yooyu dañoo bari voilà dañoo bari quoi ñoo xamante ne en fait xamuñu waaw parce que tout simplement dañ leen di wax ne dañ lii mooy diw voilà et que ñu jàpp ne maintenant ils sont au-dessus du monde au-dessus de l'univers voilà et que bu Cheikh Tidiane weesoo ñoo fi te loolu tout ça c'est ay erreur la de compréhension et d'appréciation voilà il faut que ñuy comprendre que ni parce que tamit dafa am yoo xamante ne ñeme yàlla la quoi et puis nax sa bopp la voilà parce que ay xaqaayiq yoo xamante ne yow daanaka yi nga ci xam bariwul wala yi nga xamante ne wala boog loo xamante ne directement amul benn boo xamante ne wala li la ci borom bi subhaanahu wa ta'aala feeñalal wuññil la ko directement sans intermédiaire bariwul maanaam sans intermédiaire visible bariwul wala sax daanaka inexistant la nga bëgg a jàpp ne lu que yow yaa nekk au summum du monde foofu voilà c'est-à-dire que maqaama bu ne nga woote woo ko jàpp ne voilà yaay kilifa àdduna bi wala ci wala boo kilifa gi yaa ci tegu xeet yooyu yëpp ay xeetu kii la woru la yoo xamante ne day faral di arriver yàlla nañu yàlla sàmm faut tout le temps être dans voilà mooy comme li ñu doon wax keroog rek ci kiiwu rek nga xam c'est-à-dire que benn titre moo fi nekk bi nga xamante ne moom gaa yi duñ ko njëkkante te Seydi Abdul Qaadir Jilaani loolu radiyallahu anhu Seydi Abdul Qaadir Jilaani dem naa ci bunt yi maanaam bunt yi ñii dem ci yàlla mais bunt bu ma dem damay fekk nit ñi fees fa ràññee fees fa dell gaa yi di buuxante maanaam pour jaar day jafe mais benn bunt laa dem fekk mu yaraax kenn newu fa ma jaar ci ba buntu dem dugg mooy wàcce sa bopp buntu wàcce sa bopp la modestie et l'humilité voilà foofu moom ba ma fa ñëwee gis naa ne gaa yi kenn buuxante wu ma jaar dem sa bopp voilà voilà gis nga loolu mooy kii bi tamit maanaam buntu boobu tamit moom la yàlla wutal yentam bi sallallahu alayhi wasallam mooy ubudiyya gi la servitude le fait que nga sentir ne yow jaam nga sa serviteur nga un sujet nga un esclave pauvre nécessiteux insignifiant voilà tekkiwul voilà maanaam kooku
moom la tànnal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais sinon yeneen yi des yëpp effectivement gars yi buuxante nañ ko njëkkante nañ ko ba ñoom ñëpp yanu nañ ko fi mu toll boo xoolee titres yeneen yi ci des yëpp booy seetlu titres yëpp gars yi jël nañ leen ba pare te da nit àdduna yi ci boppam ñoo leen di jël fi mu toll boo xoolee titre diw sëriñ la diw cheikh bi dina waaye sax moom gis nga dina nitu àdduna yi sax léegi ñooy wax ne man la cheikh bi dëgg voilà hein voilà titre kii maanaam xeetu titre yu bari nii yi gaa yi di joxe arif billah beek nangam léegi gis nit ñoo xamante ne daanaka amuñu benn initiation ci maarifa mais nee nañ ñoom arif billah lañ donc titre yooyu yëpp gaa yi njëkkante nañ ko ba jël nañ ko ba pare ku ne attribué na ko ba pare ku nekk attribué na ko kam ko bëgg a attribué na ko mais benn titre moom mooy bi nga xam ne moom moo fi des te boobu moom moo jar njëkkante mooy bi titre jaamu yàlla juste un simple serviteur voilà et que donc nga identifier wu tout simplement en tant que un simple serviteur voilà koo xamante ne jaamu yàlla nga bu buggul beneen titre beneen nag parce que yeneen titre yëpp ay titre honorifique lañ surtout suñu jamono ay titre honorifique rek lañ parce que ku nekk xam na ni jamono jii ñu ne baatu bu demee nekk xalifa baat bu demee nekk sëriñ ay cheikh cerno xeetu tur yooyu ku nekk xam ne dafa honorifique rek mais yorutuñu dëgg-dëgg les vraies caractéristiques yi nga xamante ne ñoom la ñu ñañ ko daan wax bu njëkk nañ meloon voilà c'est vrai nag lii may wax nii wax la bu général du wax boo xamante ne dañ koy appliquer ci individualité bu nekk parce que am na ñoo xamante ne effectivement yor nañ titre boobu wala jox nañ leen ko effectivement ils l'ont beaucoup mérité ba mérité sax lu ko ëpp maanaam parce que ñoom dëgg-dëgg la ko doon sax nit ñi mënuñu ko imaginer loolu am na mais lii mooy wax de manière générale donc ce qui fait que titre yi yëpp jël maanaam la nga doon ca yàlla li yent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam sayyidina Ali karamallahu wajhahu bi mu ne day effacer rasulullah bi ci pacte Hudaybiya bi sulh Hudaybiya bi ba mu bañoon mais lu parce que effectivement maanaam du ci këyit gii maanaam bind gi ñu bind ne man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah ndawal yàlla mais du ci këyit gi la amee importance maanaam kii ñu di def ko ci këyit gi ñu bañ ko ci def important wul li important mooy ma réalité li ma doon man dëgg-dëgg moo important bu la ñëpp jàppoon di la tagg jox la titre yi gën a mag ci titre yi te doonoo ko ça ne sert à rien bu la ñëpp tuutaloon doyadil la xeeb la lool jàpp ne doo dara te yow titre yi gën a honorifique yi gën a mag yi gën a parfait yor nga leen ci yàlla ci yeneen bi saa ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu voilà yow yaay waajooju donc réalité bi du changer selon nit ñi vision bi ñu am ci yow wala déet loolu du changer donc yooyu yëpp jarul voilà jarul njëkkantoo fii daal yi gaa yi njëkkante yëpp jaru ko bii moom mooy bi nga xam ne moom te boobu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu lay kontaan ci mel noonu yàlla moom la ko taggee moom la jël melo boobu ràng ko melale ko moom ci jëmmi boppam loolu lay wax ne man lool nee na dee leen ma woowee noonu abdullahi wa rasuluhu ndawal jaamu yàlla la ak ndawam voilà ba nga xamante ne qutbu zaman nga xam ne mooy yilif àdduna bi yépp univers bi yépp ci diwaanu saalihiina seen assemblée saint bi abdullahi lañ koy woowee jaamu yàlla bi leneen ban caractère leneen lan nga bëgg à part nekk jaamu yàlla pourquoi aspiration ci am beneen titre bu bokkut ak jaamu yàlla pourquoi beneen aspiration bu ëpp
nekk taalibe Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nekk ci suufu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ko comme modèle. Pourquoi beneen titre parce que boobu titre gënu ko honorifique gënu ko noble gënu ko honorable mooy roy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk jawriñam di ko liggéeyal titre gënu ko honorable titre gënul honorable nekk taalibe Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu maanaam nekk rek taalibeem maanaam bañ a voilà titre gënu ko honorable après ñi ci des ñëpp nag ay taalibeem lañu am voilà ci biir seen biir nag am na ñu mu tànn pour lii ñeneen mu tànn leen pour lee ñeneen mu tànn leen pour leneen ñeneen mu tànn leen pour leneen mais ñoom ñëpp ay taalibeem lañ voilà sont ses disciples voilà parce que mënoo tagg nit ba ni du taalibi cheikh maanaam ci waa tarixa bi moo tax may wax waa tarixa bi koo ci tagg lu mu rëy tamit buñ la laajee ndax taalibi cheikh la boo nee non de du taalibi cheikh rek mooy tagg woo yëpp yàq nga ko yàq nga tagg yëpp donc voilà c'est ça qu'il faut voilà voilà waaw léegi xam naa dañuy yem foofu insha allah waaw beneen yoon ñu yeggale ci lancé wu te kii tanazulaat yeeg tajalliyaat ci buntu boobu ci aalamul xayaal insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin